alors donc en fait Hibou Diallo origine wooteem bi c'est-à-dire que wooteem bi fu mu jógewee maanaam woote shérif bi muy woote shérif fu mu jógewee balaa ñuy expliquer woote bi mu doon woote ni que sër Cheikh na Tidiane la boobu tamit beneen fen bu ñuy leeral la ci kanam bii dañuy expliquer déjà woote maanaam moom shérif bi muy woote shérif fu mu jógewee ci baayam la jógewee papam papa Hibou Diallo moo doon ànd ak ay shérif di leen attaayal shérif yi mu doon attaayal nit ñi tàmm koo gis muy ànd ak ñooñu ba am ñu ko foog shérif moom ci boppam mu am bés nag mu dem croisement jaarumbe di fa yalwaan mu am taalibe shérif yi mu doon nekkal ñu ko gis ñooñu gis ko ñooñu taalibe shérif yi la ñu bi ko ñooñu gisee ne ko yow waroo yalwaan ndaxte shérif nga. pourquoi parce que ñoom dañ ko tàmmoon gis muy ànd ak shérif yi tellement nañ ko miin ci shérif yi mu leen di attaayal ñoom ñu teg ko shérif ñu ne ko yow waroo yalwaan shérif nga. Papa Hibou Diallo takki bagaasam dem di woote shérif lan moo ko ci dal balaa muy dee dafa paralysé lan moo ko ci dal balaa muy dee dañ ko fat këru jàmbur la nekk amuloon fu mu nekk moom Hibou Diallo ànd na ak Cheikh Seydil Hadji Abdoul Hamid ak ku ñuy wax Lamine Samb ak jabaru kooku noonu sant Dieng ñu dem Gambie seeti Papa Hibou Diallo bi ñu eggee am na benn tante Hibou Diallo bu nekk foofu daf ko xas moom Hibou Diallo mu ne ko seen bàyyi ngi nii amul kër dañ ko fat woote bi mu woote shérif moo ko alak noonu moo tax lii ko dal noonu mi li dal baayam dal ko moom it mu jaar fa di woote shérif fekk ci ay duul la mais duula mi lu tax mu tàng moom dafa dem dépassé baayam ci niveau duul pourquoi parce que dafa dem teg ci di woote ni sëtu Cheikh Ahmed Tidiane la radiyallahu taala anhu loolu it dinañ ko leeral nii ni ko ay fen la léegi ñu ñëw ci un point crucial des mensonges de Hibou Diallo mooy lan mooy woote bi muy woote ni shérif la seytu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane la radiyallahu taala anhu parce que moom li mu woote shérif la mu ngi jaarale askanam si sëtu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane kon dafa gëmloo nit ñi ni sëtu Cheikh Ahmed Tidiane la ba mu tuddee boppam shérif Ibrahima Haydara at Tidiane loolu la ñuy leeral fii tey ni que ay fen tamit yu tooy xepp la te nekkul nit ñu mer ñooy wax wala affaire de kiñaan wala kërë kërëb ñun xamuñu amuñ sax jotam mais nag dafa fekk ni li ñu war a leeral foog ñu leeral ko nit ñi dégg nit ñi xam nit ñi comprendre de quoi il s'agit d'accord Hibou Diallo dafa jóg ne surtout Seydi Cheikh Ahmed Tidiane la d'accord bi mu ñëwee si Seydi bi mu xamante ak Seydi Cheikh El Hadj Abdoul Hamid loolu la ko wax Cheikh Seydi El Hadj Abdoul Hamid puisque moom dafa jàng diine di jëfe diine charia dafa tere nit nga gëstu askanam d'accord moo tax it moom Seydi Cheikh Abdoul Hamid si rafet njortam bu xamanteeg nit ki ne ko shérif la mais du def lu dul gëm la comme yow ni nga gëmee ni mu la waxee ni que moom Saar la sant te demoo gëstu askanam da nga ko jàpp ay nit bu ñëw nit ki bu la waxee diw nangam la sant loolu ngay retenir doo jéem a comprendre leneen nit ku leen shérif la loolu ngay retenir pourquoi parce que da ngay rafet njort si nit loolu mooy jullit jullit dafay rafet njort kon bi Hibou Diallo ñëwee fenam yu rëy gëmloo nit ñi ne shérif la Seydi Cheikh Abdoul Hamid daf ko nangul wekk ko nag en tant que shérif présenté ko nit ñu bëri jële ko Thiès indi ko Ndakaaru waaw képp ku mu xam si Seydi Cheikh Abdoul Hamid la jaar présentation nit ñi moo ko xamal ñu bëri dugal ko fu bëri ba yóbbu ko si Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Aziz pour mu may ko wérd te lii Hibou Diallo moo ko reconnaître moom si boppam bon léegi mbiru affaire shérifam bi pour ni ay fen la du Cheikh Abdoul Hamid moo ko fen la non ay sëtu Cheikh na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu si seen bopp ñoom ñoo wax ni Hibou Diallo day fen du sëtu Cheikh d'accord mbir mi nu demee nii la demee dafa am benn shérif bu tudd Seydi Hamza sëtu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane la radiyallahu taala anhu ñëw na Sénégal ñëw na fekkee waxtaanu si weeru koor bu Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Hamid mu wax fa wax yu rëy si moom audio bi mu ngi si internet ku dugg di nga dugg boo tapé Chérif Hamza Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Hamid di nga dégg li mu wax si moom Seydi Hamza boobu fekkee na tamit xadara juma yaakaar naa si zawiya Hibou Diallo kon moom ak Hibou Diallo ñu xamante ba Hibou Diallo may ko rakku soxnaam pour mu sëy ak moom kon moom mu ngi jàpp ni cousin am bu nekk sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane moo ko may jabar moo ko may rakku jabaram mu may koy rakku jabar ji ba mu sëy ak moom am si doom
bi muy ngénte la nag mu invité Ibou Diallo pour mu ñëw Fass pour mu fekkee ngénte bi Ibou Diallo ñëwee moom Seydi Hamza mu ne yeneen sëtu Cheikh Ahmed Tidiane yi kii muy wax mu leen di wax Ibou Diallo mu ne leen kii seen mbokk la ndaxte sëtu Cheikh la cousin am yi Seydi Zoubeir mu ngi si biir sëtu Cheikh Ahmed Tidiane la xëy na bokk na si ñi ñu gën a xam sëtu Cheikh Ahmed Tidiane yi ne ko day duul kii du sëtu Cheikh gars yi bindu nag sëtu Cheikh Ahmed Tidiane yi ñu bindu nag en arabe ak en français pour wax ni que Ibou Diallo du sëtu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu bi coow lu jugee ba coow li jug ba affaire bi egg si famille sëtu Cheikh Ahmed Tidiane yi nekk Sénégal am na si sëtu Cheikh Ahmed Tidiane yi ko tudd Seydi Ali Chérif Ali Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Hamid nee na kooku moo gën a tàng si famille Cheikh Mouhamadul Habib bu Pikine d'accord kooku bi wax ji jugee ba jug mu dem ba am ko xamal ni que Cheikh Abdoul Hamid moo indi Ibou Diallo Ndakaaru moo ko jëlee Thiès indi ko Ndakaaru waa ji ne puisque Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Hamid donc Chérif Ali mu ne puisque Cheikh El Hadji Abdoul Hamid moo indi Ibou Diallo Ndakaaru kon dina ko dem seeti pour mu laaj ko explication voilà fu mu jëlee waayam bi la mooy maanaam askanam fu mu jugee ba dem tey taxaw di woote ni Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane la bi waa ji ñëwee wax ko Cheikh Abdoul Hamid mu ne ko Chérif Ali nee na dina ñëw seet si la parce que dégg na ne yow yaa andi Ibou Diallo Ndakaaru Cheikh Seydi El Hadji Abdoul Hamid si wekk Cheikh Ahmed Tidiane si fonk Cheikh Ahmed Tidiane si xormal Seydi Cheikh Ahmed Tidiane mu ne ko déet bu mu ñëw puisque surtout Cheikh Ahmed Tidiane la man maay déplacé wu dem fekk ko mu jug ànd ak doomam dem seeti Chérif Ali surtout Cheikh Ahmed Tidiane bu mu ñëwee ñu toog ñu waxtaan mu koy laaj Ibou Diallo mu ne ko Ibou Diallo nu mu sant Cheikh Abdoul Hamid ne ko ay kayitam de Haydara moo si nekk Chérif Ali tontu Cheikh Abdoul Hamid mu ne ko lii moo wane ni du sëtu Cheikh Ahmed Tidiane mu ne ko alu tax mu ne ko parce que ñun suñu famille santuñu Haydara Cheikh Abdoul Hamid ne ko noo leen sant mu ne ko ñun Tidiane lañ sant ay Chérif lañu ñoom waaye santuñu Haydara Tidiane lañ sant déjà premier mensonge boo nu ni que Ibou Diallo du sëtu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane d'accord te su fekkee askanam foofu la ko jaarale woon te nekkul sëtu Cheikh kon léegi nan la nekkee Chérif nu mu nekkee Chérif parce que sharafam mu ngi ko basé woon si sëtu Cheikh Ahmed Tidiane la boo nekkee sëtu Cheikh d'accord Chérif nga kooku amul benn werante mais léegi puisque nekkul sëtu Cheikh nan la nekkee Chérif lii benn point d'interrogation bu ma bàyyi nit ñi pour ñu réfléchir si il faut ñu continuer bon parce que Ibou Diallo fen yi mu fenoon nu mu demee woon foo mu expliquer leen kan la waxoon ni que mooy baayam ak kan mooy maamam fan la jaarale woon askanam ba yéegaat si Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Cheikh Ahmed Tidiane am na ñaari doom yoo xam ni yi ñu gën a xam si doomam yi ñaari doomam yu góor kenn ki mooy Seydi Cheikh Mouhamadul Habib bu doomu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane direct Seydi Mouhamadul Habib am na doom bu tudd Seydi Bachir Seydi Bachir am na ñaari doom yoo xam ni kii du ñaari doom kese la am de waaye damay tudd ñaari doomam yii parce que ñooñu intéressé si waxtaan bi kii mu ngi tudd Seydi Mahmoud kii mu ngi tudd Mouhamadul Kabir kon nee naa leen Cheikh na Tidiane doomam bi tudd Seydi Mouhamadul Habib doomu Seydi Mouhamadul Habib bi tudd Seydi Bachir ñaari doomu Seydi Bachir kii mu ngi tudd Seydi Mahmoud kii mu ngi tudd Seydi Mouhamadul Kabir Seydi Mahmoud moom moo jur ku tuddaat Seydi Mouhamadul Habib Seydi Mouhamadul Habib boobu moom moo jur Chérif Ali bii di wax ak Cheikh Abdoul Hamid kon ce qui veut dire que Chérif Ali moom askanam yéegaat na leer na ba si Cheikh na Tidiane Chérif Ali baayam mooy Cheikh Mouhamadul Habib Cheikh Mouhamadul Habib baayam mooy Cheikh Mahmoud Seydi Mahmoud kama baayam Seydi Bachir léegi ñu jëlaat beneen doomu Seydi Bachir bi tudd Mouhamadul Kabir kooku noonu Ibou Diallo dafa ni kooku moo jur maamam Seydi Mouhamadul Kabir boobu nee na kookoo jur maamam bii tudd Mouhamadul Amin jur baayam moom Ibou Diallo bii tudd Muntaqa Chérif Ali bi ko Seydi Cheikh Abdoul Hamid waxee loolu mu ne ko déjà baayam nu mu tudd Chérif Ali mooy laaj Cheikh Abdoul Hamid mu ne ko bàyyi Ibou Diallo nu mu tudd mu ne ko baayam Muntaqa la tudd Chérif Ali tontu Cheikh Abdoul Hamid mu ne ko looloo lay wanaan ni encore du sët Cheikh na Tidiane mu ne ko lu tax mu ne ko parce que ñun suñu famille amul Muntaqa
te effectivement sëriñ Cheikh na Tidiane yi ñoom lu ñu tudd muntaka waa Sénégal bu ñu seetloo seetantiku tuuti xam nañu que muntaga en général waa famille cheikhina wa sayyidina wa maulana ponkalum waliw nitu yàlla bi cheikh alhaj Omar al Fouti radiyallahu taala anhu waa famille yam ñooy tudd muntaga en général. Donc ñaareel fen bi wane ni que moom mënta nekk sëriñ Cheikh mais léegi nag fen bi gën a tàng fen bi gën a garaaw ba mel ni fenn firawna yi li ñu Cheikh Abdoul Hamid di jàngal firawna ñeenti mu ni firawna gëlëm la daan dékkee te ñeenti fan yu nekk lay dem duus astaghfirullah ñeent fukki fan yu nekk lay dem duus firawna moo dàq fen kaay la ñuy fen waaye Hibou Diallo dépassé na firawna duula mi metti mu naan duul di ndékkee gëlëm di dem duus ñeent fukki fan yu nekk dégg nga Cheikh Abdoul Hamid nee na ku pour bañ ñu dégg paracacac yi bu demee duus day tëgguloo ay tama yi di tëgg rankandandang tondong rong tondong pour bañ ñu dégg paracacac yi Hibou Diallo nag moom amuli tama duula mi si penc mi lay nekk paracaca mi si penc mi la moo taxit affaire yi feeñ. aha léegi Chérif Ali mu ne kan mooy baayam mu ne baayam mu ngi tudd Muntaka mu ne Muntaka moomu kan moo ko jur Mouhamadou Lamine mu ne Mouhamadou Lamine kan moo ko jur Mouhamadul Kabir stop ñu taxaw fii la fen yi feeñ Chérif Ali ne ko loolu nag ay fen la mu ne parce que pourquoi mu ne ko Mouhamadul Kabir bi mu wax ni moo jur maamam Hibou Diallo dafa ni papam Muntaka la Muntaka Mouhamadou Lamine Mouhamadul Kabir or Mouhamadul Kabir bii mu tudd nag kooku musul génn foofu sëyul amul doom kon su fekkee sëyul amul doom nan la mën a juree maamu Hibou Diallo ba kooku di jur bàyyi Hibou Diallo mënta nekk kon Chérif Ali prouvé na Seydi Cheikh Abdoul Hamid ne que Hibou Diallo bokkul ci seen famille du sëtu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane wax ji nii la demee Hibou Diallo nag jour boobu dafa amoon ay espion yu mu yónnee woon si waxtaan woowu ñooñu fekkee ko ñëwaat indil ko defal ko compte rendu si liñ fa wax bi ñu ko defalee compte rendu si la commencé changer turam bi boo leen seetloo même boo leen duggee si internet avant da ngeen di gis Chérif Ibrahima Haydara la doon bind mu dem ba si biir di bind Chérif Ibrahima Haydara At-Tidjani waaye affaire bi gën a yàqu encore lu tax parce que Cheikh Seydil Hadji Abdoul Hamid mu yeew mi te dégg xam am dégg-dégg mu ngi ñu leer la ni que boo ne Haydara doo dugal Tidjani boo ne Tidjani doo dugal Haydara ñaar yooyu mënuñu ànd soit da ngay ne Haydara doo nekk Tidjani waaye boo ne Tidjani doo dugal Haydara parce que waa famille Tidjani santuñu Haydara kon Hibou Diallo moom si boppam dafa gën a jaxasi mbiram encore gën a wane ni que fenkat la parce que xam nga booy fen saa yoo amee benn occasion rek da ngay bëgg a changer wala bëgg a masquer mais mënta nekk nit ñi ay borom xel lañu waa Sénégal dofuñu nag waaw nañu yeewu observer bu baax li ñuy wax ñu analyser situation bi wax ji nii la demee voilà kon li ko nit ñi di wax du shérif effectivement te affaire u shérifam bi fu mu jóge moom Hibou Diallo ànd na ak Cheikh Seydil Hadji Abdoul Hamid Gambi si papam bi mu demee lan la wax papam dafa ni papam Cheikh Seydil Hadji Abdoul Hamid moo raw si àdduna bi te moom Hibou Diallo daan na ko wax fu ay tijaan di nekk dafa teg bu ko waxaan danaa wax gars yi bu ma kenn boole ak Serigne Mansour boobu Serigne Mansour borom daara ji moo fi nekkoon dafa wax ni bu ma kenn boole ak Serigne Mansour dama ni Cheikh Abdoul Hamid moo raw ci Sénégal waxuma xilaafa lii la Hibou Diallo doo wax dafa wax ni waxul xilaafa xam-xam la wax mu ni Cheikh Abdoul Hamid moo raw ci Sénégal te bu ko gars yi boole ak Serigne Mansour waxul xilaafa mais tey la moo xew lan moo xew tey c'est parce que Cheikh Abdoul Hamid dem na ba découvrir ay fenam loolu tax après mu dellu di ko fonto di ko garmbaasu si ay waxtaan wala dugg na fi génn fii lan moo xew tey voilà lii lañ war a wax lii mooy wax ji dafa dem ba affaire am feeñ affaire bi daqare ko léegi mu commencé nag di jéem a diingat wala dugg na fi génn fii mais Cheikh Abdoul Hamid mënoo ko yëngal xam nga ko xam ni sa baay la xam nga sa baay xam nga doom du fontoo baay te yow yaa wax ci sa làmmiñ bopp ni que Cheikh Abdoul Hamid sa baay la ok voilà